ay bëgg you léegi amal wajal suma moderateur kan moo la égal léegi man suma moderateur man mega nguma décision sax xaw ma kii kan la nii de waaye nag égal na ma waay suma moderateur lan la doole ma toppee di mais léegi ma nokki ma introduce ma boppa to the general public again because these people missed me non respect gu leen ma dama leen a génne ñoom awa ñi yëpp awa la awa naka nga xamee ne man kii laa indi pour waxtaan awa Jey man ñi dama leen a daaxa liggéey awa la xanaa déedéet ñi xam nañ seen liggéey non Jey dama doon wax nii gars yi dañ man na ma introduce saat suma boppa tuddi general pop xale yi nii xam nga xale yi am na ñu ma fàtte am na ñu ma fàtte si diggante introduction non xale yi dañ ma bugg a fàtte nii rek ma buggoon a ñëw cap-cabaxal Jey salaamaaleykum awa am la benn respect daa xanaa liggéey dis fi sa boppa wala aji you are not fair lan laa def lu tax ngeen ba dee ut problème Jey salaamaaleykum waaleykum asalaam aji nakam Jey kuulu ma lu xew nag aji kuululoo parce que xale yii nii suma moderateur ñoo ma nekk di yëpp kii dama ko daa gis nga moderateur yii nii ñii da nga war a yokk seen wéegis ba pare angal ma jaal kii manager jisul bi la de déedéet may war a isi jisul post mode waaw manager jisul bi la awa gis nga xange ma Gambian music industry maa ko moom soo leen jisul rek kool leen ma tamit manager ba nekk waaw inshallah inshallah loolu la ñoo def xam naa ne moom mooy nekk si next chapter inshallah gisuloo contact ma waaw moom suma raka bu baax la waaye amul respect dama ko daaxa liggéey c'est bon mu saak boppam balaa ma koo saak si la kii xam na liggéeyam de bu ko daaxa ni soo ko daaxee rek am nga defe dangal ma jaxal kii naka la xamee sax ne yow si ay suma guest bi man moo ma jaxal man dama binda rek de because man am all new to these things xaw ma naka laa koo defee ma ne xaaral ma yow sa daaxa naa la liggéey yéen ñaar yëpp daaxa naa cum jaaxama man waaw daaxa naa la liggéey waaye man maa yor sa cumbukaay de man soo ma daaxee gasta de laa ilaaha illallah yow su ma daaxee sa post mode su ma fa ñëwee si biti lay fanaan xaw ma na xam naa loolu xoolal doo dugga sax xam nga ñun moom géej bi dangaa romba dangaa ñëw rek ñu tëj bridge bi yow doo dugga dama gàtta du ma mun a ñaay te fii nag jeeg ñu njool yi rek a fi nekk nag ndaama yi dañ leen dee wax puus leen yéen dama leen waaye waa TikTok na ma Jey it's been a while mënuma remember kañ laa ñëw TikTok live comme sama bi dama busy what you are doing really well aji well done ñoo ko bokk yow kay moom amuloo dara sa ñu mel ni yow suñ bori woon si Gambian society bi rek dina baax torop yàlla affaire bi yàlla yaa ngi def really well maa ngi try de waaye xale yi respect guñ ma ñii respect guñ ma waaye aji nag yow da nga musa yëngatu si yii nii de xam nga ne nag moom ma xaamee wut waaye bokkoon nañ Charles Jaw de déedéet kañ waaw Jey bu wax ni gis nga soo waxee at buñ nekk Charles Jaw rek gars yi ñoo commencé di xam suma at bi ñii xale yi dama leen di numa suma ñoo nekk foos baaji Charles Jaw yi ñun la bi laajee c'est-à-dire dama bee jaaw sax am na yu ma dee buddi nii ne xale yi suñ ko gisee sax ne maire aji su ko defee ñu naan la anti te xale yi léegi ñu yara de anti lañ la dee wax war naa leen ma ne leen man maa yeen ñoo nekk age am 15 going to 16 ami respect anti aji fan yi rek ñu anti bi rek moo tax maa ngi buddi everyday benn bee jaaw ami respect xanaa yoo xamuloo ne silval moo xew léegi fu mu nekk nii maa bañ a màggee Jey du ma ko nangu ma ne ko mooy di new black bul ko nangu gaay sotee solee sot ma sol ñu sol bu gudda bi ma sol bu gudda maa xale yi ras tu ras dañoo dem ba jeex Jey ba bàyyi la nga nuyoo awa mu ngi nii ñëwaat na guys kii mooy Jey from Post Move Gambian Association bu fa nekk ma indi ko tey na pour ñu waxtaan te ngeen tap live bi xam nga yi fi Gambian na doole si des sawar su ma nekkoon beneen dëkk Jey nekk beneen dëkk di ngeen waane ngeen ñëw fii ni saf fi saapa soo Jey ma bàyyi la nga introduce sa bopp ma ne ko saf fi saapa waaye asalaamualeykum maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk si live bi di leen wax naan ne man may Jey Sala madame Ndoye madame Lebu Maram Ndoye maa ngi nii di uyoo fii nii si tuuri Gambian Post Mode Society di jaajëfal ñëpp di wax ne ne ngeen tappate live bi ndax mu éeg tapote leen liggéey leen waaw tapate leen awa tapatel soo tapatewul rek dinaa wax mu daaxal Jey yow tamit nekkete doo si poli waay si yoro xaaral rek bu mu tapate moom lay njëkk a xool nii ndax mu ngi tapate su tapatewul rek aji soo paree ñu daaxal ko awa daf laa koñe si jisul de te awa num soore déedéet bu mu def caaji rek la awa bu awa caaj su ko defee mu caaji waaw caaj rek la dee def yoo xam la awa num soore awa léegi ñu def ko affaire yi mbokk nag ñu xam ne ñun ñëpp Gambien lañ dama ko dee waxal de waaye du ma dee déggal awa
awa dafa dëgër boppa dafa dëgër bopp waaye nag baax na yàlla baax na su xaalis bi bëree rek dina suma doom baa ngi nii Kumba ajee mayal Kumba request suma doom bi Kumba Jabari Network moom suma doomi xol la kii dama ko buggal suma boppa waaw kii mooy Kumba xale bu dee nekk di yuxu si internet bi di jaay réew man maa ko fobu xale waaw du Jabari Network ba waaw gis nga suma outfit ma sol si cultural weekend bi Edinburgh moo ma ko ñëwal moo ma yaayam xale bu baax si man mun si man ëppa doole si man man dama bugg a xale bu réew waaw man dama nopp Kumba déedéet kaj waaw because dafa réew waaye jéy xale na réew dafa war a xamadi réew kii maa ko tàlli ba soona ba baala ma rek bun waaw ma mayaale bun tamit request bun tamit waa fii la Edinburgh ñoom ñoo ooyoon jaamaan bi so bun tamit may naa la request ku nekk la ma toppee sama teg nii waaw ndeysaan waaw jéy ñu baax leen waaye aji yoo yaa baax xam nga nit ki soo baaxee ñu baaxee rek ngay am tey rek bun set sooy wax lii mu ma seen voice message soo pare dafa wax ne man ku ma gën a bon amul kay seet naa la forward voice message bi Maadu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp bun aji yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm nag di wax ne laal leen kër yi laal leen tapate leen ndax mu éeg ndax ñu su ko defee ñu mun a partager affaire si mu neex du noonu jéy tamit jéy du guys comme ni ma ko waxee jéy mu ngi jógee si Gambian Association bu nekk Post Move tey dañ fi ñëw pour waxtaanee seen programme bi xam ngeen ngeen a gis ST si biir dëkk bii nii dëkk bii Angleterre ñoom jéy nag decide pour indi ST decide pour isi Jaliba ñu ne fan mu nekk Post Move en kañ la moo nekk mu nekk weekend bi ñu xool xale bu rek la bi tamit si biir jamono di téye mic di def lu gar dara jarut muy Aji Skona saf si Gam Music bi ñu ne ñoom tamit dañoo boole ST ak Jaliba oncle Jaliba ñu teg ñu est-ce que xam nga ne yow yaa xew si jamono xam nga loolu xam naa loolu di moo tax maa di dóor suma dina xoola di xajaar ñëpp yoo la ñoo topp bun mi ijaan mi sax xam na ne ma ne ko yoo la ñoo topp fu mu nekk nii ñoom bu nag ñoom ñëpp a ngi jooy pour yow suma jamono la biir Angleterre su ma paree rek su leen neexee keneen ma xew soose yaa tiye bandeeroo bi yaa ko tiye na time molom mo be ni la time mo ala wato mo ni la time ñan choko ñaadi mo ni la time time exactly na time wa pot mo duga si leen nag yéen tamit laal leen share na live bi egg leen yéen it egg leen nag waa post mo awa ku fi nekk waa post mo eggala ma parce que man dama tëj live bi man man duma dee endu ku nekk so jey programme bi naka la moo demee concert la moo nekk si biti la si bëccëg la si guddi la ak nu moo demee même tuuti daal si programme bi please waaw programme bi nag moom dafay xumbate dagan dafay saf dafay mel ni suul ak bëggëj waaw dafay saf sàppa lu musuta am waxuma ne musuta am Post Mode fii nii de waaye man dëkk naa Post Mode fii nii over 11 years maa ngi dëkk fii nii this is the first time ñuy def te lu nekk nag dafa am beginning waaw ñun bii moo nekk suñ first time ñuy celebrate cultural week te bugga nañ waaw xëj na tamit balaa ma fi doon ñëw déggoon naa ne dañ daan organise ay taana biir ak yooyu noonu waaye man since bu ma fi nekkee nag ba léegi wax diggaane yàlla bii mooy first time bi ñuy musa def cultural week ñuy oote si neighboring cities yi nekk fii nii Southampton ñoom Crawley Bournemouth ñoom Woden surrounding bi yëpp ba London because Post Mode ak London is just an hour and a half by train soriwul dara te train moom dafa gaaw ba bugga dee ba pare dafa regular bos yaa ngee daw train yaa ngee daw so programme bi num tegoo nag moo nekk on as we speak nag speak Brikama Boyo mu ngi in the house right now saluto ala salute hey waay Samba waaw te moom suy soo dafa soo bam saf comme dafa deliver joxe all in yara na bu góor full album man gis nga man ku ma xam ne ambiance rek lay wóor ambiance rek laa bugga dama ko bugga si suma biir xol so man ma ñëw imagine man suma boppa si biir lii naka la tuddaat programme bii nii dinaa ko fecca bi ngeen ma génnee télé man kay naa fa nekk pour film man waaw man suma hosté ba pare film nag waaw mu ngoog so programme bi niñ ko tëralee moo nekk on Friday the 7th ci la ST ak Jaliba Kuyateh seen king bi the king of Kora king of Kora Jaliba Kuyateh ak ST si biir Post Mode dina mel ni sabar bu tas ay waay Samba yëpp on 7 nag mu ngi start nag ñu ne buntay dinañ ko ibi from 7 o'clock ba 2 AM la programme bi
so bis Jaliba dina nekk on stage ST tam dina nekk on stage waaw te invite nañ dëkk lii naka la tuddaa suñ mbokk yi yëpp Gambien yëpp foo munti nekk si biir Angleterre fii nii ak lu ko wóor ak biir Europe yëpp ñu ngi leen di wax ne ngeen ñëw ñu enjoy seen boppa ngeen ñëw support ñu as a community ñun nag moom Portsmouth Gambian Society rëy na rëyut waaye nag dañ booloo dañ nekk benn fii jàmm rek waa Glasgow ñun fii Kamben Kafo mooy ñun gis nga loolu moo am solo gis nga nit ki soo wàccee sa ànda boo dem fekk fa boromam mu ngi toog waaw soo nekkee Gambien yow soo duggee man dama dee wax ne soo ñëwee si dëkka first thing li nga war a def moo nekk utal sa mbokk yi parce que soo utee sa mbokk yi anything li nga xam ne moo la dal sa mbokk yi dañoo njëkkaa laajte ana mbokkaam yi ban fan la jógee waaye soo ñëwee nga ber sa boppa ne man ànduma Gambien yi minguluma ñoom defuma ñoom dara Gambien dafa am fula de dañ bari fulla bari fayda si loo leen boole dañ siy saf sàppa waaye nag si loo leen boole wut dañoo génn bem set wéj dem toog di la xool soo nañ leen nekk benn ñun fii nii société bi dañ strong te jigéeni Portsmouth dañ mun a supportante ñun dañoo jàppalante su xew amee dañoo jóg kii jàppa fii kële jàppa fële ñu defar bem baax yan man damaa tuxu si foofu waaw fii nag kenn amut fii comme like kii groupe bii la boppa kii groupe ñun ñëpp benn leen soo ñu gisee dangaa foog ne ñun ñëpp ndey ak baay lañ bokk dañoo toog di waxtaan di ree te loolu lañ bugg a indi keroog si show bi waaw ñun ñëpp ñu dem génn indiwaale si njaboot yi ñu am nice time foofu noonu leen so na ñëpp ñëw indiwaale seen njaboot yi Ajay yaa ngi wax indiwaale njaboot dafa am shows yoo xam ne o events yoo xam ne xale du si dee bokka am yoo xam ne xale daf si dee bokka so yéen event bi is it both xale ak mag waaw event bi nag is family friendly ok waaw xale dinañ fa nekka mag yi dinañ fa nekka nit yi dañoo ñëw as a family ok ba pare ticket yi yëpp ñu ngi available ñu ngi amee link bi after naa la yónnee link bi ñu share ko ku bugg a jënda ticket mun ngaa jënda ticket £20 la in advance loolu yow ba na sax si ST ak Jaliba génna leen waay gis nga waaw so su fekkee ne danga koo jënda si bunta bi dafa nekk £25 so xale yi nga xam ne ñu ngi under 17 years old 17 and under ñooñu dañoo fay £5 la ñoo fay pour ticket waay jëndal leen xale yi rek na ñëpp ñëw am foon ñun loolu lañ bugga indi faani ST ak Jaliba boo xam ne bugga ngaa jënda giveaway ticket tamit please xamal ne maa ngi fi soo bëggee jënda giveaway ticket tamit please contact ma xëj na nga jënda ko may ko xale yi ñoom ñu société bi tamit xam nga lu ma ne danga dégg laaj yow nit dafa ekkati wax rek balaam koo daaneel yow jël nga ko busalu ko toog suma liggéey la kan non man dama la bugga dama la faa Well, guys, come Kafo Nyameng, ST din Jalibale be play kang Portsmouth this weekend. And Jay ya follow ko nying evento is family friendly. Dindu go setano keba setano le. Andu katara janen ka live ke mol kana tiketo sang ka mol support especially Gambian community o ila artist all for. Sa ni mo ding ben jibe kang o iben ni live for jibe la later. You want to support ST or you want to support Jaliba or you want to support Ajis Corner or Jay or the Gambian Association in Portsmouth. Please contact dindugol tiketo damma £5 lam at least near £20 ke ye tiketo san dinding nani yele near 25 ke ya san dindi lulu yele please nal be jibe ka please nal mala fi al tole fofang contact me and buy tickets. We have to support Gambian je nañ dem foda wa aji na fan nga déggee soose nag man do bi talindi la di fofu la judo fofu la yaro loolu moo tax nte talindi ko leti comme aji ya fo ñaamen dorom wolem nte fana mandinka di wolem ba ma mandin ko leti bari aman senea ba ke abara aman senea ñaawo ñaa dorom fo se do mandim fayji aji ya fo ñaamen tiketol man ser adult me £20 neti bundato £25 dindingol under 17 de £5 nem so aji ya fo ñaamen ko momo rimbe je min laftaka Gambian Portsmouth Society support la o laftaka ST o King of Kora Jaliba Kuyate support la al se tiketo stannole al yake giveaway o be mu supporting neti yes so mbal be Danila alfanang alien support because this is our first time doing this and then we want to do it every year
So alsena aliemol dema aliemol makoy ponseta nyato doron comme ngake comme like London be nyamin Edinburgh be nyamin ani sate ba dol be yalon Portsmouth man wara bari lafta fana nga warandi Jey loolu am na solo torop Jey comme programme bi since loo xam ne la bokk na pour xale ak mag ñëpp a si mun a gis seen boppa comme yow ban time nga foog ne moom la programme bi di start pour askan bi xam ak time bu moo end because comme ni nga ko waxee pause moo lu mu ndaw ndaw am na surroundings te wax nga ko fi xëy na ñooñu tamit bu nañoo teel a génna yóbbu seen xale yi ba pare traveling bi war a teel a ñibbi waati so kañ la moo start ak kañ la moo end. waaw programme bi nag mu ngi start bu tey dinañ commencé di ko ibi by 7 o'clock show bi by 8 o'clock dina start ba pare jaru sax nga naan xaaral ma reer ba pare foofu noonu dinañ fa saaf food mun ngaa indi sax lekka tam dafa nekk waaw lekka moom man dama teel a ñëw tuulaay ñëw indil sa poos rek yow mbete nga indi sa lii naka la tuddaat ATM ñëw toog tout waaw nga ñëw rek nga toog ko defee nga lekka ba suur so lekka bi pour jaay la ndax pour dañ koo jaay ok dañoo jaay foofu noonu lekka and then ñu ne emuñ foofu noonu leen ne Saturday insha allah after programme bi ñu ngi bugg a enjoy lii naka la tuddaati def family fun day ok waaw family fun day la moo nekka dafa nekk comme like si park sort of park la moo nekka aga man lii kan yëgal ma ko bii nii nga wax nii sama ko doog a yëg bi man bii yëgal naa la ko nag aji you are highly invited yow yaa nekk suma personal invite jël naa ko si personal accept laa ko accept personal accept jeex na soo Saturday nag dañoo def foofu noonu leen dafa mel ni comme sort of family fun day la moo nekka waaye dinañ nekka di jaay lekka tamit foofu noonu leen comme lii happen London ak yeneen dëkkay rek ok waaw su ko defee nit yi dinañ indi foofu noonu jarul ngay wax naan dama war a defaral xale yi lekka nii balaa ma lekka yëpp mu ngi foofu drink mu ngi fa ba pare am na lekka yi nga xam ne society bi si boppam ñoo ko provide pour nit yi ok comme Edinburgh ak Glasgow nuñ dee def yeah Jey loolu am na solo Jey because man doon laaj Hadi dem to be honest ma ne ko ndax moom xam na ndax Saturday bi Friday bi rek la ak what's gonna happen for the rest of the weekend but she couldn't tell me more into details so because man maa doon wax uncle Sane I might come back on Sunday so which means su ma nekk Saturday si park bi dama war a nekk si park bi tamit jël park bi xam nga loolu yëpp fiim ko so boobu naa ko boole si suma boole si aussi yow moom man dama xam ne yow soo dee dem danga dee dem yow doo dee bàyyi dara Sonko du eeg mu wax mu ne man maay seen personal invite Sonko waay kii suma doom day la Sonko kay eeg na yow nga sànni sa kaddu so Jey laamej bi setul mënul wax bàyyi ma waxal ko Jey bàyyil tooñ so Jey after si park bi tamit comme nga delluwaat sa si Friday bi ok Friday bi ndax dafa am aso bi ndax amut aso bi te su fekkee dafa am aso bi tamit ticket pour aso bi because normally nit yi dañ def comme ku am aso bi maybe nga fay lii ku amut aso bi nga fay leli so jox ñu details tamit into that aso bi am na ñun ñëpp jënd nañ suñ aso bi ba ñaw ko waaye nag comme que suñ society bi ñu ngi doog a start waaw ñun fu mu nekk nii ñu ngi jël baby step mënuñoo wax comme soo jëndee aso bi da price bi ngay fay yëpp flat lii la naka la tudd payment la moo nekka nga am aso bi amuloo aso bi yëpp 20 pound ngay fay in advance si bunta bi 25 pounds su fekkee ne xale yi la nag moom boobu mënoon leen 5 pounds ok that's fair enough ak Jey ba pare comme li ma laajte waati tamit mooy comme que si bunta bi da ngeen wax ne nit ñi mun nañoo jënd ticket si bunta bi ndax ñooñu noonu dañu war a isi carte ndax di ngeen am cash boo xam ne am nañ mun ngeenoo use carte waaw because am na ñoo xam ne dañ dee faate ñëw ñu wala isi cash ñu ne ok aw ma cash tamit xaaral ma dellu ma de li ma wax comme like ñi ñëw si park bi on Saturday ñooñu nañ try nag because jaaykat yu bari ñu fa nekka amuñ lii naka la carte machine so cash bi mooy gën waaw su fekkee ne mun nañoo indi cash moom mooy gën waaye su fekkee ne cash tamit amuloo ko mun ngaa def bank transfer waaye amuñ carte machine foofu noonu leen
ok jëy loolu am na solo torop jëy ndax am nañu bari tamit dañ dee bëgg a ñëw si programme yi waaye dañ dee bëgg a parking space ndax foofu noonu am na parking space comme naka la environment boobu mel naka la hall bi mel su ko defee nga jox ñu more into details na toogu dafa nekk pour toog comme nga jox ñu more into details si hall bi tamit ñu xam toog moom dafa am foofu noonu dinañ waaye mën kenn du toog de man fu ma MC naal si daal ma wuli yow xanaa ati xamuma sote ne bi leen suma tànk bi laaloo ko laal lii man suma man mënuma toog sax man daal suma yaram bi daal musique la moo bañ a dégg su déggee musique rek duy mun a toog duy mun a taxaw dafa mel ni ku ñëw cuuc waaye xam nga nag suñ génération moo mel noonu leen aji fooguloo ko waaw wax dëgg dañ mun a am fonde xam nga génération bii nii ñoom dañoo free la de ji waaw xam nga génération bi ñoom lu ñoo def moo nekka dañ dee dem defi photo shoot su julli jotee dañoo def photo shoot in advance ñun nag dañ daan tooga bete raxas bool si bunti waañ bi ba bugg a dee suñ paree ñu sol suñ bubi julli ñii ceesi ñu dem ceesi ñuy dem la Parisienne LP jee dëgg da nga yaaga de yow mi yow da nga yaaga de mala bugg a wàcca de baalal ma bu ma wàcca la Parisienne nga tay mu ndey sa salibo ñëpp de dem foofu guddi foofu lañ daan dem bete eltin xale yi non xale baa ñu bàyyi léegi te gaay figure out na ñii xale yi bu ñoo judd sa 1980 la ñii xale yi dañuy yàpp soo jëy loolu am na solo torop comme again comme ñu delluwaat si guddi bi comme que yaa ngi wane lekka dafa nekka it is so of a gala dinner o si biti la nit yi nekka di jaay lekka o si biir hall bi la nit yi di jaay lekka fu ñoo defee programme bi nag ñu ne si hôtel la moo nekka ok so hôtel bi dañ dee jaay lekka foofu noonu leen ok so it's not ne Gambian si ñooy jaay lekka hôtel bi nekkul ne Gambian si ñooy jaay lekka foofu waaye hôtel bi dañoo jaay refreshment ak lekka yëpp foofu noonu leen soo mun ngeen indi seen xaalis ngeen ñëw am nice time reer ba suur doog a dem si hall bi ñu ambiance ba boot set waaw affaire yi parking nag moom boobu nag moom I am not too sure su fekkee ne am na ñi nga xam ne ñu ngi nekk si organizing committee bi te ñu ngi foofu noonu nañ ñu binda fii nii su ko defee ma xam si affaire yi parking bi naka waaw so this venue si city center bi la nekk o si location bi is good pour ñi nga xam ne dañoo drive ñun ñoo nekk ñun Seaside Town lañ dëkk de ñun ñëpp si boori géej gi la ñun dangaa toog brise bi di la laal nii doo dee ñaxa te England dafa tànga man bi maa ñëw suma niis mu ngi ma naan bul yóbbu lu diis de bul sol lu diis de foofu noonu dafa tànga ma ne ko xam nga man lu gàtt rek laay sol ma ne ko bul tam gaay post moon bi ñu ne kii moom dafa rakkaaju so guys comme niñ ko waxee bu leen sol ay sweater di ñëw waaw gelaw bu fa dafa fii because ñun siñ town bi siñ Portsmouth fii nii is a seaside town seaside city so du dee tànga that much te saka su nekkee guddi nag duy tànga noonu someone said there is free parking until what's it called again 6 p.m. okay ba pare tamit xam nga Portsmouth Gambian Society bi this last weekend dañ doon celebrate Portsmouth city ñoo doon celebrate seen 100 years waaw ñu def fi lu toj nag soo leen demee YouTube sax di ngeen ñu gis ñu pile fi continue toj kankurang yi non keroog ñun dañ fecca ba ñun ñooy champion bi mel leen jogaraat te nekkul ne ñun Gambien yi rek a fa nekka de yeneen dëkk yu bari ñoo fa nekka yéen moom foog ñu jox leen garaat numéro ngeen ba pare nag loo si xamut aji keroog boo leen di ñëw bu ñoo ñëw si siñ family fondé bi bii fal leen ko Gambien jéegi Portsmouth tooga rek la ñuy def xamal ma jaa jee yow ñooñu de ñii dañ la war a jël si la ñaak tonko yow nga represent Portsmouth si wax yow rek gis nga ñii dañoo tooga bay fii ko jéeg boo fi gis baku damana si loxoom bi waaw someone said every guest will have food included in your ticket gis nga moo nekk day lifin bi is that the day of the Jaliba and the ST oh wow kan la Tijaan waa Tijaan mi sa war nañ ko waaw mun nga ko yow la ñoo xaar Tijaan bu yaa la ñoo xaar Tijaan nketele batu ko aca dunda nketele batu du kare ma mu gën a mun a dugal Tijaan send a request please request o send bari ntemalo ñi ka Kenya mi fa awa dooma dimbale nga égal Tijaan waa Gunjur la de dof lañ xam nga ñoom moom eewu soo leen dugalu rek duñ dee mun a bul tooj jëy Gunjurun koolem
Ibu ka futa. Sorry balal len ma xam nga man jëkkëri suuku tànka laa amee so man waa Badu suuku Pol. tala waaw Aje. naam Badu Pol. déedéet du pol waaye xam nga gunjur ak suukuta ay kal lañ Ah, waaw okay. man suma jëkkër waa suukuta la so moo tax may kale waa gunjur yi Léegi Tidiane seen a request naa la mun a jël. Tijaan dun na bang Tidiane dun nang. Ibe safi ni moom safer. lañ doon xaar all along Ibe ni safer ba min na dun na yenyi faram fancha ngalo. yaa jële Iko ibe doko wala na doko on tuje dama ding association nyi koy sule telan. Tidiane fele. Assalamu alaikum. asalaamaaleykum Walaikum salam. Alkamoy. Tidiane be moy kan ne. kodi ñino ngaay ko gunjur kol kodi ñino Ngo ni ke ma be dala be problème o dila be kaunta dala be shuto. E ka ila alfal. Ila alfa. Aji. Aji Tidiane ni be be nyadi. dami be dami no item ngi bodu ngi bulanga je ma folo. Aji ni be dami ay silangol katandire. Imbaje may be abe nyimmi la de. Abi dongola abi tala abi natali abi. Je bula de je lo na nyati. Aji ñunu graw dale. Nan jati lo ñinti de. Nan jati lo ñinti abul. sa personal invite maa nekk ni Aji. Ah. Aji ntala mila broda je. tonya. Ni je. Assalamu alaikum folo. Wa alaikum salam ibe nyadi Tidiane. Alhamdulillah. Tuto be nyadi. Tuto be jari. Postmode be nyadi. Postmode sade di ma ba. Sade di ma Ane ba. lu togo satale de because nte abe full package. Ede ba. Ede kane yale. waa seeleen live bi ngeen tap mu ek mu ngi wàcc Waaw share leen post leen repost. Ah baby nakam namanala. Tidiane. Aji te kane yala suole kono. Mole wole fonde bide dolum ako ayajelo konte kana post mo da message ako nyoko mbama fa number association otol andu mbama laftela le baki ake jibele bilay ako nyange message le Facebook me ima reply so not nyini nan ila number nata nyini fonge message WhatsApp ko oh bless you Aji keep up the good job. Thank you. Good work you're doing. Thank You you. know. Aji is a star Thank you. Batray kan dorong bari Gambia nolom affaire bi yan la. waa loolu la Yes, because we see what you do. Man suma brother la. Am nga xale yi li ngay dealal ñoom déedéet lekkal soose jali la but police ko man follow you stand by. Then ñu be problem o la tela. Because suma wolo bi yalo nga jelo la ni follow atoni aji. You know, ajay ako Ko bula bandi je. kaka ngafo. Aha. Abe wala ñam. Ina dindi wala ñu jali na ya ñol an su ñol. Ah, tonya. Ibela ke ba mu futal di ñol keje yeah long time every step of what that's why I say keep the good work. Batray. Ko Tidiane. Yes, so come. Yes, Nana. Itako tiketo it comes with food. Yeah, domoro ta fen ko to jele. Atonni will cater for it. Okay, so Right. wo be kala nyaadi le ni etiketo sang ni na te be coupon le soto The more staff la. yes saf. Sabla la. Okay. Oh. is it part of the ticket or what Yo, because hotel to nga ya fenkele. Yeah, number deal I mean, because it all booking included in food and drink. So what I think all man tabiro can also. So okay I go yeah. Tidiane bari dole ka foko hadi ko cancel tale de. Oh, cancel. Okay, so everyone have to buy your Mala own. niti batu ngate fanam fena. not every guest Yeah, so no, that's not it. So yeah, if you have more information about that, Yeah. Tidiane. Sanyi ko atol di Jena ba invite me. Ibatu nga nying invite ako nga invite. Tidiane ko wo somo fanang kata pa goleto. Paco the next day. Yeah, bari nyimpa ku moja mama lo because ntefongo min kanaje malo no sanyle ngalo. waaleykum asalaam Wala na nyinka cha sifa ka kumay. Jey naam Assalamu alaikum. sorry umasi parce que maa ngi jàngale loolu moo tax. okay Okay. yaa Zeyda Okay. Binta. Binta. Naam. Binta Binta mama Binta mooy fii social secretary bi Yeah. Binta wax na moom laaj ko. Come on, cool. Yeah.
not every guest. Comme Yeah. comme ñoo xamante ne dañ leen jox how ma nuñ ko waxee xam nga man suma olof bi setut. Afo mandi kaka ngoto Binta. Special invite, you know. Like Emilke, mother of the night, sister of the night, couple of the night. So ni wol binakan. Ha, wollen eba food sold dika wolele free. But individual me anko eba ticket or sankan. There is gonna be food available. If you want, you can buy and drinks. Okay. From the hotel. Okay. From the hotel. Okay. Yeah. All right. Foku mayatal bake Binta because yalo Gambianul. Ndeka fulo kumbukala fila Someone problem. cool. Wala nika information ka informate this kadala ka ajis ko na ngamo Ning bunjurum ko be nala inin empty stomach yana ko. Nimbu sol na kanade. So abole nyama. Abeda. Okay, Binta, thank you very much. Nisa stay no while ibe dokuola. Then maybe you wanna listen to something. Maybe ninja tafenna fana. You can just add. You can mute yourself. Nima can on say mute. No, maybe need after cafe at kotenke. We go back to Tijan. So Tijan, what else do you have? You have to coming add follow to Nying on Friday. Yeah, definitely the ST's first show energy. The energy, you know, is gonna be there. We all know now. ST Anka Kuala stage on Nebikafenga. We see examples in where he was in what's it called, Germany. Yeah. So we want to top that up. So we want to be the winning side. So we calling on everyone. Hampshire, you know, the whole UK. Either you are coming all the way from Scotland. So everyone can do this. This is summer. Yeah, summertime, you know, is one time in a year, you know. And then in the summer, Postmode is the place where you should be. Badado. It's a nice place. I heard it's a nice place. Guys, come to our Taplen live, being in repost live, be ego number 100 and something, Nelen ko egalat. Come ni Tijan ka for nyamen dorong. So Estilom, again Estilom aning Uncle Jaliba Postmode this weekend, Friday the 7th. Ni evento bekela muntole abekela Postmode le what time Jayco from 7 till 1 o'clock. So guys, it's 2 o'clock, 2 a.m. from 7 till 2 a.m. That's right. I always emphasize the time because Gambian a lot of us like time factor time problem mosotole. Please Ali Finti on time. Isaji I'll say ST fanga enjoy no enough on stage. I'll say Jaliba fana enjoy no enough on stage because nkawoleke buka Finti Juna nimol nata Finti na artist so buka enough time sort of purka perform on stage and do for the last 2 shows ngami host Edinburgh wo Glasgow wo the same thing no because Edinburgh 7 London for 1 Glasgow 6 London for 1 but in Molman Finti now for 10 o'clock and it messed up the whole event and left on Molia Lonko Nalman Finti men nyanda ka kewo event toto time o artist so fana nyanda ka time o min soto stage o kono stage o kang abuka wo soto no. So and these times are short from 7 till 2 o'clock. It's really short. And ala long for kanan dinungol lebetaralaje. These kids they need to enjoy. They need to see ST performing Ali and Jaliba. And this is 2 artists on the same night. So ST needs to have enough time on stage. Jaliba Fana needs to have enough time on stage. And I'm sure you guys will have guest artists or speech or opening and all of that, please. So Tijan, is there going to be any guest artists? Albemin Sotola, Nakata guest artists Bijele, Jumale Betarala J. And what other things are happening during the night? Well, in fact, my sister Yemi follow for that's the problem of our community as Gambians, which is affecting every part of our life, and it's very sad because if you see how much time and money we put on organizing stuff, make up clothes, asobi and everything, and with all that you come in for an hour and a half or 2 hours, that's a great loss for you because you have to book holidays from work and all that, and it's everywhere. You know, I've just been to Bristol this weekend. It's the same thing. People will start coming at 12:30, 1 o'clock. The program finishes at 2. The program is already finished.
Exactly. So, it's very sad as Gambian Kafo move in time. That's why we are where we are. It's all this is not about postmode, but like Gambian only Momo can you live Lamoy. If you don't respect time, you don't value time, you just we're gonna keep struggling, Yeah. So yeah. It's true. So mobile now on time is from 7 o'clock, Yeah. performance here. We trying to bring our local artists which are Gambian to showcase it, because like that's what we stand for, to promote others. We Yeah. have a local artists that based in Yeah. Portsmouth here, so Yeah. yeah, and more other stuff. So we're trying to get the young people involved, which are very, it's ongoing. Some part of our executive are young ones, so they have other plans and they have their TikToks and everything. So yes, it's gonna be a very interesting night. Because let's talk about Jelly Bar, not just ST. ST is not still the show for the young ones, Yeah. but we have Jelly Bar. So that's why uh attendez, nday sukutangonya. Ngai sabi je dinonye. Ah, Jay are coming for, it's family friendly because Yeah. all the Yeah. kids, from me and you downwards, we all love ST and Jaliba as well, so everyone has to come up. And it's, no, free parking from 6 o'clock from Yeah. seaside. yeah. So as a grown up, if you want to walk around the seaside, it's just across the road from, Yeah. a lovely seaside. So Portsmouth, if you don't know, just Google it. It's Yeah. the best place It's a to be, and beautiful city. It's a beautiful city. Yeah. exactly, it's the safest place for families. So come for a weekend. It's Friday, Saturday. Ni estimba continental pakoto, So more better be domino and yes, bring the community together, and that's thanks to Postmode and the association. That's a free event. If Yeah. domino mean it all from the militabila, model be fengol wafila jele. Yeah, yeah, that's what I was Miss Fenkonye. All for the more domoro be for free. The park on the barbecue ming talaje. I think that would be served, and then snack stall. It'll Yeah. be free for the guests. Yes, that's Yeah. second day event. Malo for na chairman of Enko Bijana, chair lady. Uh, Kids Binta Bijana. are £5. Yeah, Yes, do ticket. lebe nyinin karo ke ka wala na live on normal in ka jindile fa nga safe nga ke Facebook Yeah. or YouTube mengo men lafta kana ya jibe ko tenke because these informations are really important. Do lebe jang aba nyinin ka kanne dinungol ticketol for dinungol jail so Yeah. seta ticketol kan ko tenke just to go back to the ticketing and mengo men lafta ticketol I've been posting this event since last week na Facebook page oto there's a link there and the ticketol fana sango sone yatale. It's very, Yes. very easy to buy these tickets on the internet. If you cannot, if you are dyslexic or you cannot understand it, please, if you come to the gates, bring your cash or your card. We will send you tickets at the gate. So, Tijan, let's go back to the ticketing. Yeah, for Mole ticket home in OJ. Yes. From right, that's £5 on the 15th. Yeah, From 15, which is very reasonable. From yeah, 15 years under, it's £5 yeah, online. definitely. Tijan is 17, not 15. 17. 17. Look Yeah. at that. I'm saying 15. So from 17 down, it's £5 online. Ticket 20, £5. yeah, £20 for grown-ups Yeah, online. which is So definitely reasonable. save yourself £5. If you cannot do it, give it to someone who can do it, because that will save you a lot of money. That's £5. He said didn't kill it, didn't kill him, all that. That's £5. So yeah, I think if you come to the door, you might pay £10. But if you're grown up, you will pay 25 £25 Yeah, yeah. at the gate, which is very reasonable. New program will be very caring. But the diamond to sign online was £30, and Yes, people that say it yeah, will love definitely. people. Yeah, yeah. Yes. Now So, for and Jay if you for the don't buy it cargo, earlier, ticket is very reasonable. Yeah. yeah, if you don't buy earlier, you might not have space, because this is a hotel. There's a number that is allocated to, as on the agreements. So, people want to wait till Bundado with all this effort. It's not gonna be our fault. It's Especially ST and Jaliba. asobil be sampo pareta yena fo bundato ite na dunna wayalo mo mambete akodi. And the teacher, and it's very important that you for because yalon tol fanangamiano last minute kodi ata moyele. Yalon ko ikatale.
and you definitely bought that asobi and everything to go. But ika sile for isa foko 2 minutes la so you can start now. Yena ticket osa. And I don't know why we always do things like that. Please, please, please. The tickets are online. Hanini ma link ko soto message TikTok. I will copy the link and send it to you. Please get your tickets now. Come here for nyame. Every place I capacity sotole. Sa ni ada tambita wala ni man du nanil asobi. Kana problem of na muli pasin tol ben donala for samanda. I'm warning you. Yes. Guy because disappointed. Tol kata patila. Yes, definitely. So yo jojo ala gadur ko ko ñëwee even tol tarala jannen tol bu ka feya Dega ngeen waa puus bu ñi dañ pare de. ñun rek la ñoo def ñun dañ dee fekke exi ko ñe woon naa la mane la ñi minkat yaamu te ñi minkat di ñi very dangerous. F Sonkoko kids are they paying £5 online or also at the gate? At the gate also is at the gate is £5 for the kids. Okay, you see. Well, we are that I need to emphasize. But we encourage you to buy it online. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Sama sister aja ngok. Waaw maa ngi nii de. Merci loo nekk. maa ngi fine. Mbaa yéen nga am jàmm. maa si jàmm bu baax a baax. Mais maa di nga ñëw Oxford simbu si Saturday. Oxford tamit. waa Oxford bu leen yàq nag. Bien man maa ngi war a dem. siñ programme bi naka ngeen noo ñëwee. ni oyal bi oil and police. man ñu ma mus di liggéeyal fuñ ma gis dañ fuñ am programme ñoo seen bopp ñoo ne aji mu ngeen ñëw di hijack suñ programme bi. bu bàyyi bu Oxford man musuma de Oxford foofu sax. Oxford neex na torop man foofu laa dëkkoon. balal ko ñu ci la do hey nake ba balal ko ñu ci la do mais yëpp benn la mais xam nga ñun dañuy sawalo ñun buñ la gisee mais mon soto jande loolu ma jeey kaay mo la man ñu ma musa liggéey on the ground yëpp fuñ am programme dañ ma dee message ne ma aji xanaa da ngaa ñëw foofu man waa Oxford sax invite nañ ma seen bopp waaye ñu ne woon ba gis la man suma tourné ñu ne suñoo tega sa bunti kër doo dee waali yaani waaw man Oxford foofu laa jógee ma ñëw Portsmouth. en tout cas daal moom Glasgow la ma fekk génnee simbu si mu leer nañ yow daal ku bëgg a gis lu leer kii moo koy génnee. léegi nag ku bëgg a seetaan simbu su neex. samedi fekk ma Oxford maa ngi wàcc. dem na waaw nag samedi ñun ñoo ko moom doon fa nag su ma demee liggéey ak ñoom comme seen vidéo ak yooyu noonu ñoom dañ dee bëgg a fuñ nekk ma nekk fa. waaye aji nag moom aji nañ waxante dëgg waaye aji yow sa picture si xanaa lan la. yan picture. xanaa Google Mac moo ko dee defar ndax lan la. yan picture. yow soo tegee caméra si kaw nit dafa mel ni dañ ko yokkal leer bi. ñawaroon a pawdu yëpp dañ dee bàyyi pawda bi duñ dee. voilà am na benn jaxa bu nekk F Sagna mu di aji jëluloo ma de jël ma nit yi gis ma. kan la F Sagna. waaw F Sagna. F Sagna xamante ne. ma de aji kaay ma ñëw mu ne ma jël ma nit yi gis ma la. F Sagna ñoo ko def LK school xamante nañ bu baax. Jali Ñaaya moo de wax mu ne fu moo dem daf maa fay su ma ñëw ñu fay sa pour ma dem moom daf maa fay pour ma dem film ko. wala ko jali bula billaay. waaye nag sa pictures bi moom dañ dee clair torop sa editing bi moom. waaw man dama dee text ba time tamit xam nga rek ba pare xam nga ay nit suñ la óoloo oola si dara yow tamit. xam nga lu ma neex nag si yow dama dee gis su ma la dee seetaan on YouTube dama dee gis ne. dangaa gis ni ki nga teg ko caméra bi nga gis ne kooku dafa caméra shy rek nga yoxoso. waaw because you have to respect. ma ne nag aji mi nag moom soo ko seetloo ba seetlu ndaama la tuuti na ndaama la waaye nandite la de xam nga du ñëpp ñooy extrovert tamit xam nga ba pare ñeenay to be honest dañ dee am comme déj ñeenay am stress ñeenay am dara xam nga bugga nañoo génn waaye bugguñ seen bokkay gis leen so suñ nekkee di daw rek waaw there's a reason am na ñi nga xam ne ñu ngi fii nii si Gambian Portsmouth Society ñu ngi fii di ñu seetaan sax nekkul ne ñëpp la yàlla bind ñu nekk ñeene de a caméra shy waaw ñeene am na ñi nga xam ne ñooñu mënuñ wax man moom nag moom yow moom man dénk naa la sama bopp yow man maa la may sama istara yow nga jama personal invite man maa la may sama bopp oncle foog nga ngeen advocate loolu tamit nag xam nga
You know, people need to be confident. Yeah, but Sometimes they which is very important. Tamit yalo tol it's fanang. taking your life away. Do kuolke. Sometimes you ikanale ye a whole so film. Yes, say moya foko. Ha ante benum film oto mala fije isa video jindi nole. Ka fo ko please listen. Me, this is my contract. I was brought on to this place, get paid to do this job. So because of your uncomfort, I cannot put a video down. Me alonko is already there, and sometimes you cannot edit a 2 hours 1 minute video just because you want to take one person out of that video. So I'm just begging to the general public. Sometimes abuka keko malbalialom or for sale or something like that. Anunte nika bori camera la nka nimman dalila. Nakita na boy so langa for diga fetch by force ngate no. But rather than that, if you're not comfortable, if you see me coming, just wave ko honey, then I will just pass with the camera. Yalo fanang like I don't like offending people to me, but if fanang jay come ga at full video nit ñew mu ne la fekk video bobu am na ñaata 1000 views samu ñew ne la bala ba nga wacce video bi la aji la nit yoy mom ana aji kon da nga dé am yoy nen ay dara bu lolou yu ñep lañ dé gis you understand lord yoy yep lañ dé am guys stop len live bi bay len tayal mama si dina mer de kon amna ne yow mom da nga fecc ben ma aji xola jël ma matti da ci Aji easy because Estinada from today is resting for the energy. He's not going to perform anywhere or do anything. You know, he's just taking. So and there's a lot of effort put into this. Gambians, we have to appreciate. We have to appreciate what we have. Because, and to be honest, Tijan, I'm not gonna lie to you. I have worked with ST in Manchester, and I can't remember in Manchester, because not force hosting it was with ST. And to be honest, I can no in Birmingham too. So I can tell you that this guy he delivers. So. Having ST and Jaliba, Uncle Jaliba Atolyalone, the king of Kora, because just week before last night, Jaliba host Glasgow, Jaliba Kumandi, and the night was so beautiful. But again, the only thing was Uncle Jaliba man play no for hours because people didn't turn up on time. Yes. So you don't want them to play for empty hall. It's sad, yeah. Yeah, and that all the hours we pay for it. On time. Because artist bi mom du ek fekk empty hall lam am. Wow. Lolu duko may fire sax pour mu play dafa tayal. Wow. So na ñep gëna on time, ñun ñep ñu dem ñu am nice time ambiance ak ci njaboti. Su ko defee guddi bi daal moom ba pare bii seen first time la xam nga su rafetee yen la su ñaawee yen la understand lu ma min so since your first time la nit ñi dañ bugg a gis tamit ne ok fii daf dee humba because some people daf leen dee jaral ñu dem dëkka comme artiste bi jaral na leen ko ambiance bi jaral na leen ko so man tamit dama ñaan waa Post Move understand lu ma min ñun tamit su ñoo ñëw foofu noonu def suñ liggéey understand nga man moo tax duma dee teel a dem live ak yooyu noonu because soo demee live nit ñoo dee seetaan live bi hay bul wori yow toogal defa sa makeup bi xool bi feesaangut nit yi génnaanguñ man this is what I learned from last year bu ma hosté Birmingham ne nit yi ñoo dee wan nit yi ne bul demangu foofu feesaangut maa ngi ko seetaan Ajis Corner wala maa ngi ko seetaan fii feesaangut nañ toog ba si kanam so moo tax man dama dee teel a dem live pour just for people to wonder lan mooy happen foofu noonu ñu doog a génn si Aji yes Tijan yow xamoo Post Mode ñun taranga rek lañ mun the first time about Saturday Post Mode celebrated 100 years of being a city. They're very organized people and people involved like myself and lots of people that are involved in a lot of things. Manmangi Commercial Association. I'm still in the executive for over 7 years, so I'm involved in all these things. So the experience is there. So there's nothing to worry. It's well organized and it's very secure. Post Mode, honestly, I love Gambians who travel around. And then Aji, Lena la buga tamit yoka, mo neka ñu ngi aussi mboka li mom special invitation la si mboka yi nekk Southampton Gambian Society bi. Ñu gëna jégué. Len di o ñom ñep képp ki nga xam ne yaa ngi biir because Southampton at Portsmouth yëpp benn la. ñoo naa Southampton once moom.
waaw ñun ñëpp benn leen ñi dëkk foofu noonu xam nañ fii nii bu baax dañoo demalante di ñëwalante man mii sax dama dee dem Southampton di ñëw foofu lay dem liggéeyee di ñëw Glasgow Edinburgh waaw so ñu ngi leen di jox special invitation na ñoom ñëpp génn si ñu teel a egsi 6 o'clock daal na fekk génn nañ Southampton 7 fekk leen fii nii ngeen ñëw ñu ambiance ñu def ko nuñ ko daan defee ñu delloo buum sa mboy ka rek jëy rek ngay yow so jëy park bi on Saturday boobu city center la nekk wala park bi fu mu nekk ak what's the expectation tamit attendance si park bi ndax ticket xale yi dañoo fay ticket magi fay ticket because all of these things are important ndax park bi free la soo ñëwee nga jënda lekka waaw park bi moom nag free la dangaa ñëw di nga jënda lekka ba pare tamit society bi dinañ defar ay lekka yi nga xam ne dinañ ko fa saaf ak drink waaw ba pare parking mu ngi foofu noonu leen tamit you don't have to worry about parking foofu noonu leen dafa family friendly is so secure foofu lañ dee defee si julli korite Tobaski Until we have our own park, dedicated to us, very secured. Yes, we have this community park. Nga salol ke je prayers and am na comme like play area pour xale yi su fekkee ne dangaa jógee fu sori yaa sa xale yi bul woori dinañ nekk foofu noonu in a secure place dinañ nekk di foye yéen tam ngeen di am seen boppa te pare entertainment tam dina am si park bi musique ak yooyu yëpp so ST dina fa nekk Oncle Jaliba park nag moom bu amee te lii naka la tuddaati entertainment nekku fa ñu bàyyi ko noonu leen rek du noonu sabari nañ fa nekk parce que man dama war a saani suma daalay top de sabar nag moom xëy na next year suñ ko plan ñu planaale su fa nekkee rek mu ngi cool waaw dinay feature so Tijan maybe yefen satale be mun fola last then soma fana soma ya yente kuntu jode soma kata kungo dadale so soma we can come back because now wole for uncle leko soma by 9 o'clock week or 10 o'clock we can come back and have a Tijan ngi ni dugal postcode bi fofu nonu len pour guys ku buga postcode bi ba pare comme ni ma wax rek ku buga jënd ticket tamit pour support event bi xalé ticket 5 pounds mun nga jëndal 5 xalé nga jëndal 5 xale 25 pounds rek xam naa ne suma nit ngeen de support leen so Tijan yemu ne sotoy be min fula jandi metala coming emphasize along let's everyone support because we are all Gambians and this is our own ST and Jaliba and Gambians we need each other abroad mponga yaloneko among Aizijang we all need how these what's it called social health issues affecting our people that's been isolations and everything. So we have these opportunities like summertime to come together. It's not a waste of money. If you work hard, you can make keys work on for per year to spend the Monday enjoy yourself with your family. It's nowhere. So we encourage everyone to support these Gambian events and especially this one, number one, post mode. Yes, so the links will be there. Nyami Sama will come and day after host the program. Yale leta kadunda ne ndol be jam na santi people be jam iwe do ko be ko di ñu do min na ñi Tijan ko di ko do ko di kuto ko di koto ko do be ko do wonu meñu karo la tebe post mode enjoy la len 3 people in post mode ko bu ka stress ndam ka stress chaya la ci chaya be ko chaya ega bo chaya Jay so lan nga am pour wax ñu ngi wax daal moom ñu ngi oote ñëpp Gambien yi yëpp foo munti nekk si biir Angleterre ak Europe yëpp ñu ngi leen di oo ngeen ñëw support seen event bii nii comme ni ko Aji waxee rek su fekkee ne sax mënuloo ñëw nga still mun nga ñëw support bàyyi nga jënd ticket waaw ngeen ñëw suñ secretary bi mu ngi nii di ñu remind waat fii ne dinañ joxe free snacks ak drinks la ñoo joxe si park bi jumala woti waaw Mr. and Mrs. Secretary. Wow. Aji, you should extend your visit so we can show you our beautiful city. Hey,
week after lolu dama wara nekk Newcastle, so I have an event to go and cover there. pare ñu ñi nga xam ne tamit ñu ngi nekk biir Angleterre fii nii bugg a staycation Portsmouth is the place to be ñëw leen ngeen def ko man dama wara ñëw getaway de Portsmouth. waaw ngeen ñëw ngeen def ko getaway nga xam ne di ngeen ñëw ama seen non man dinaa ñëwaat parce que man fu nekk dama dégg dama jàpp waaye dinaa ñëwaat because man dama dee teel a lose my voice bi so moo tax man da wax oncle Monday laa bëgg na ñibbi sax man ko da wax tey ne I think I will have to come back on Sunday pour ma mun a rest my voice bi pour the following weekend so because fu mu nekk di baala leen ma rek dinaa ñëwaat maintenant suitcase soo fee na yéen la ma daaxa ne ma ñibbi waaye xam nga jëli lu ma naaxari xam nga man dama bëgg a lu gàtta suma sot ye suma kiloti alma foño ko Saturday bi jëli sa ñanda kata fenn ñi ni mbé mis dunna Saturday waa aji lu tax yow nga bëgg a lu gàtta because man dama gàtta la lay sol gram ba okay that's a good one Well, thank you very much. Thank you. pare tijala Ante mam te hanil fum dama fem fo je. bu nek mom déggu dara okay that's Ma moy ngantele nga moy. aji jërëjëf nag thank you so much guys la ko waxe rek tija yalla man dunna juda yalla bi 170 people be jibe ka information be yabu tay be do ku la ko di judo dor Lamam pare folon I'll come. Yes, to be honest, so much suto binalale, then we talk about it. And then also call again Thursday, I'll be Uncle Kogana Juna. So Thursday I'll be in Portsmouth on Thursday. So did that Thursday, we spoke about this. Uncle would take me wherever ST is so that he can do a short video with me so that we can post it also on the internet. So obviously it might nim free to for Thursday at night because nim futata maybe a short live or a short video because I need to rest my voice. Coming it's not easy because Antola even my host la lega cover. It's not easy like that. Don't me tell you you know what you did for us. You never done for anyone. You don't know how much we appreciate you. So we need to find a way. We cannot thank you. You know. Yalla na dindu le samba na hadi dem amo morom yow jey ka fonya na aji amul morom amul mapando wow sala we appreciate it. No, bari to be honest, I'll give you guys a good job. Yalla for next time. Yalla, this is our first time. So this aje do ko se dia next time fa naga nana. Da nga ñëwaati sa yow si ñun nga bokka. Nga je bu ma bëgg nangu de. Nga bud amna ko xamne bud ku fi nekkon di sétan lété bu sét ma bis wona da nga dof lu wa post mo ci la nango mala mom koku ma sisi man de. Fii moom ku fi xal si jaamaan kooku dafa si man de jëy gis nga fii ku fi ne saraax caaxaan dootu la fi génnee de man foofu la bud sa bir rek la wut man toxu naa si yéen man dama am ñëwal ñun jël nañ la bu yàgga yow sax xam nga lu ñoo def dañ laa génnee foofu si ñuy wax wis foofu noonu foo dëkka noonu leen naka lañ man edi buro laa dëkka yow doo ñëwaat itete mu seelaw okay dama Sweden jëy kon xaaral ma bàyyi leen fu mu nekk di ma ñëw li jàpp sax man lan laa war a sol si paak bi te oncle bu fa war maa sol lu gàtta xam nga de uti li fi yére ibaadu mo waaw loolu la fii nag dafa bëri ay markaas bu dee fa sol ñàkkalaaso ñàkkalaase bu nga def war dafa bëri markaas waaw markaas hana de wonde altol fada alma mo fedaje fo ajis ko da nyimi yalo kamal baliyata le ni wa ñun we love di malbalia je man dama raga ma tek camera man sama ma fecha be suba man gaay man sama film ma fecha aji di nga gis no musuta gis ñëwal rek man ma fecha de man di fi fekk say mbokka ba pare man dama like ST like Jaliba man these people are my artists aji wala mbilim ba commencé la nga woni ngay sobindi la ka fanyade mais ko this day and group they very yow ngay wa fecha dim le fecha yow don't next day you won't leave your bed bari tijan tan totinya ma fete dama nte post mon ko lefo bari yalo tijan wala ka event to dia wala guliye dong because that's the whole idea of it. Yeah, that's true. Everyone's welcome.
nga dem programme nga teglante sa loxo yi di jaay classe loolu man loolu duma ko dee mën a understand. bu leen fa nekk di fecca bay tëdd si suuf ma def suma vidéo ngeen call ma naa ma wàccee ma dama rus. ñun dañoo def bay béréngu soo ñu gisee ñuy béréngu bul ñu jël de dag ñoo bàyyi. tene ñamba la ji la ñamba. man foofu laay jël di bu béréngu bi boobu moo dee tasa nit yi gën a seetaan. ni ñamba la bi na ñamba. guys xoolal ñuy dugg si léegi ñuy seetaan si Facebook bi kon ma ko naa wàccee vidéo bi please the link for the tickets is on my Facebook soo ko xamutee tamit is Aji's Corner on Facebook if not send my message on TikTok man dinaa la send link bi maa amee link bi naa la send link bi nga jënd ticket su fekkee da nga need any number comme foo stay ak more details dinaa la jox oncle number wala Tijan wala Jay nga communicate ak kenn si association bi comme li ma dee wax rek is a Gambian thing te yéen xam ngeen ne man su ma génnee Gambia moo ma génnal loo comme li ma dee wax ne Gambia to the wall ñi mënoon nañoo seet benn Senegalese artiste Ghanaian artiste Congolese artiste ñu indi ko because ñooñu mu ngi seen askan bi ñooñu dinañ génn si ñëw support regardless but dañ ne Gambian association ñu bugg a jël li nga xam ne mooy seen bos ñu indi seen bos ñu support leen te yéen ñu bëri da ngeen dee wax duñ dee support Gambian own duñ dee support Gambian thing te dama leen ko dee wax ñu ngi support Gambian thing waaye dafa des ndax ñi ci gannaaw ndax bugg nañoo ñëw ñu walluñu taana ne ñaari Gambien yi nga xam ne suñ doom lañ suñ brothers lañ suñ oncle lañ so ñooñu ñu indi leen benn guddi pour ñaari artiste please loo leen mun di def mooy génn te seen first time la ne leen génn ñu jënd ticket bi dem support tey fi woon beneen dëkk yéen seen boppa yéen a nekk di kaas Gambian cultural weekend lañ wax waaye duñ dee isi Gambian artiste indil nañ leen Gambian artiste ST géej na fi yéen yëpp xam ngeen loolu so please génn leen ngeen dem support waa Post Mode ñoo oote Friday bi 7 o'clock ba 2 AM bu leen ko mbootee tickets adults is £20 before bunta bi su ñëwee si bunta bi £25 kay fay su nekkee kids la kids dégg loolu lu ma leen wax de suuf ba 17 £5 la soo eggee si bunta bi £10 la so jëndaleen seen ticket online ngeen fekk ñu Post Mode this weekend yéen mi bugg a meet Aji's Corner ñu musta meet Aji's Corner suma Facebook baa ngi fees step ak message so please I'll be your host of the night te dinaa cover event bi dinaa dem live te dinaa leen recorder pour later tamit YouTube but again buy your tickets now uncle ama Tijan you might as well say this in Mandinka te ma wax leen ko jógee Scotland ba Post Mode tamit is a bloody far journey but again Gambia moo oote te Gambia su bugal flight exactly Gambia su oote gis nga suma waa Post Mode dama wax rek ñu ne ma Aji ñun ñoo laa dugal flight ara amuloo ñi dee rek la de ñi suma ticket bi ko jëndee depuis last dañ dee wax ne fii Edinburgh the city of the tycoon the city of the tycoons te xagal ma jaaxal dama xool suma xarit bi ma ne ko yam mu ne ma ne ko xam nga ne within the UK musuma dugal plane mu ne ma ma ne ko xale yi yoo la ñu waa Post Mode nii ñoo ma upgrade nii ñu ne dañ maa dugal plane waaw noonu la xam nga tamit loolu daf ma won rek naka ngeen ma fonkee because bu ma leen waxee ne I don't mind taking the train da ngeen ne non Aji ñun flight lañ laa dugal nga ñëw which of course won na leen tamit seen bos seen aleel te mënoo gën a jël beneen content creator moo xam ne sa du Gambien mu laaka English te soo bi def ko dóor waaye ngeen xalaat ne ok kii xam nga si Gambian music la mooy yëngu ma xale góor yi ñu ngi liggéey ma xale jigéen yi soo ngeen taana ma indi ma ba pare Hadi Dem laa la wax Jobis jaari xale yi mayu ma jaama Aji dangaa ñëw suñu sanse foog nga wane ko Hadi Dem mu ne ma because dangaa ñëw moo tax maay dem jëndi aso bi pour dem xale bu mun a sañse bi waaw wax dëgga soo ñoom yëpp bu ma waxee ne maa ngi ñëw Hadi Dem buñ ne hôtel sax mu ne man leen ma de wax leen ne sax suñ jëlu hôtel suma kër mu fi just pour nga ñëw kon ñooñu noonu xam nga ne bugga ma ñëw moo tax ñoom it ñu def seen kenti lay kattan Tijan maybe coming for man surwa kangotoy te fana sa translate surwa kangotoy saje nga wrap up summer nga nana because summer I have early morning to go and fix my hair at my cousin so tol paretale xoolal suma kawar bi su ma ñëwatee mu gën fee neex de style mbaa sa doomi ndey dina ñëw kooka la sa doomi ndey saf safi ñëwut waaye war naa ñëw nag invite leen ko moo yow da nga fàtte ne yow waa saf essence la ak waaw invite leen ko foo la ko invite dama ko ne xanaa dégguloo ma ne la yow su ma ne yow fu ma ne yow safi nga gis si live bi moo tax nga ko invite ma ne déglu ma wax la gis nga sa doomi ndey
fum naanee fum pengo nga naan fay doom yow yaay moom mooy yow. waaw xam nga loolu wax boobu danga ko wax mu di parce que just 3 weeks ago laa wax Safi ma ne ko du man rek a ko dee wax nit ñi si biti sax xam ne yow fuñ la okka wuri ma waaye du moom saytam de moom suñ maaree dafa jël paaka bi ne kaay la ñu gaada ñu rey ko. déedéet affaire bi fayawul jee day continuer yow xam nga yow wax nga ne fuñ ko okka ñu wuri ma 100% daf la dee defend fu nekk la dama ko wax dama tëddi xeex bi ma xeex ko maa laa boot rooganti la ñu dem ak nu ma ndawee nii ah imagine dama boot Safi xanaa du dena bu miiti lay danga bëgg sa dina bi rëcca Tijan Safi wala mo wala mo wala mi la friend de Safi ha ni wo sitete kan fole la de la node Safi invite nañ la dégg nga xaw ma na yaa ngi nekk ci live bi invite nañ la ñëwam ane yaa fi gis Safi danga wax Safi dama gis Safi mu duga yow mi yow jéy yow danga manipulatif bi invite loo ko ba léegi mu duga fii nga koy invite or na yàlla ne gisuma ko sax de suma xel a dem si moom gisuloo ko danga wax loolu rek ma seet rek ma gis te mu fa jéy danga manipulatif yow invite loo ko léegi Safi be jam farina be meni ni be podim na camera nya don kon ni nangi bi attaque abe fayla jalal ka jenge Safi ite be doare de ti nyami imagine ni be TikTok nga sela ko to le andu nit sometimes nit Safi fintita mol kaji ni kalo fay dugala nyinti ba aka fole ha but yeah adi like it coming promote anyante ke wala nyama like every Gambian should love Gambia. Gambia doyatale. Gambia, is very interconnected. So as Gambians, Kafuko invite ite yake tele platform auto. So anyone who wants to support Gambian, love Gambian should know that that's an invite for you. Yeah. Gambians don't wait Kafunga karele kasafenga. It's not yalon. Anyone you put a penny there because Postmo Association they help people back home here. That penny can help your family, which everyone is family. So we all come out, we support our own people. That's it, So every country is better than ours. We see, had a problem, or that's personal, but this is more than that. You don't have to love, with passion, but what they do. So we should all, imitate what they do. We see you go to different city, you act, you show that it's the same people, So yeah, definitely. We encourage everyone to come. They're not going to be disappointed. And Postmode, when I visited here once, I fell in love with the city. And I'm here over 10, a lot of years. So honestly, please, everyone come. Like Jay said, make it a getaway free, The seaside is beautiful. Honestly, we have one of the best seaside. Yes, Tijan, I can tell that. Yes. You know what? Yes. Come to Ninkata Dulato mi along for Nene Mantaji. Like it's gonna be my first time, that nervousness and all of that. But Kabrin Nal told Diamuta, like already this song, it makes me feel so comfortable. Ko Ikata menu join, you will blend in so easily and it's okay. You understand what I mean? Only this song, yenta fongola spiritual change Leninata already alone the expect the kind of people. And these are something me along ko akabetian tut fanala dokulo because you are going to a place first time. You are not used to the people, all of that. You understand? You need to be on stage. You need to blend in with all of these people. And right now, akamunta ko unte fongo ben na suwole to already. And That's funny. Because you. Ding fi fekk di craziest. Foso mu nekk mu ngi fii nii. Waaw. Li nga xam ne dangaa ñëw rek blend in, dangaa ñëw rek feel so comfortable ak ñun. Because ñun noonu lañ mel ku ñëw rek dangaa bokk ci saasi. Waaw loolu moom what do you got to understand is how many people following you. Man maa la wax loolu noonu jàppal ma ko rek. Waaw. People don't just follow you, Aji. People been following your page and what you do for a long time. It's not just your face and it's what you do. So I don't know why you're nervous. You have family everywhere. It's not easy like that. No worries. Tijan kalo mol nyala nyol mol nyato. Hey. It's not easy. Imagine artist all for jandi at that stage. Ni man tai sabay ko dolo mi wala duro ko ba. It's not easy like that just to face the public. And me, I have to be sober. Jebe jiabe dongola from bafula abe not attention no time. Iman. Alright. Mom be chitalai sa mas abe shalala stage ka ini wala ka diamu jan yin tijan.
Tijaan bantale. No, but it's okay. Tijaan moom ambiance moom mooy champion. Hey, Lamin fele, kay Lamin fele. Nini nga sumana nyol diamuda. Anin jale nana la fo e ko ay tol ta ba fo le Ko jamale. feke fango, ika fo So nyaade. ndo malo mol. Tantan ko sila fenke Lamin. Diji abela Yeah, abina nko yeah. Nabe kachala nunde fan kabinga fly post Yes, atat contact. abe around. Yeah. Antara ma jati. Antara ma jati. Ansu fanan kanale ba. Anzuma nala. Mba no kanale, but namang fenko so yeah. Ga na mol na woti de. Ninta dunta post mode. Albalo lako he mo ndigo duntal. No, everyone come. Everyone welcome. Please, everyone. Guys, come to Malenko here again. Get your tickets. Fallen Hamu for tickets in Online. Check on Aji's Corner Facebook link Bamfa or message me or message Tijan or Jay Atlenko what to be there. Yes, please. Then, Please. Any information you can add me and or message me. Any information, Bolen Sola Tamilatland, Mama Dinalen, what information Yeah. again. That's ST Uncle Jalibaku at the play post mode this Friday. So be 7 by 2 o'clock. General send ticket be Midland you for phone. You nyep dinay faneka. Tan toka be dulale. Fejarak like that. So guys, Jay mabay lang taga to ya Tijan be eleksi gudi inshallah ñu del ci wat. jërë ngeen jëf audience yi ñu ngi leen di wax ne yéen ñëpp invite nañ leen ñëw leen ñu enjoy ñu am fun ñëw leen na seen family ngeen def ko weekend getaway ngeen enjoy si seaside town bi ñu am lots of fun fii nii Inshallah. Uncle Tijan malu mëna da ka foy uncle doro. And my uncle because didn't know Ben we tell uncle this. hey please you are just a baby nga naan uncle En konta ke baba kul suñu bora Uncle say ko wala fo uncle wala na ma fo ka uncle doro. Tijan ngebula ite fanang ye goodbye for so ma inshallah. Once again, thanks to you and the viewers because for the patience and understanding. It's not just, but we encourage everyone still to come and still support every Gambian and every African and every person. So please, more events. I think more events will come in tomorrow. You said 9 o'clock. Yeah, tomorrow. So we urge everyone to inshallah. Join the live, and yes, please keep engaging. Thank you. So guys, dama wax leen goodbye ba ëllëg inshallah because ëllëg man dama am long day dama war a dem suma cause mu jabal suma kawar ndax ngeen xam ne ñun xola dañ pare. Si kawar bi xana dama dem defar suma kawar bam nice. dama noosi de bëgg naa xam sax lan ngay def. Dama la surprise. Waa aji wax ma tuuti rek. Déedéet jaru ko. Te war ma woon a ñëw live ëllëg maa ñëw dama musóor ba gars duñ ko gis ba Friday. Waa xoolal nga na taal Thank you. I'm going through a lot right now. Head bi boko wone nii. Waaye suma pare ba defar suma koor bi yow fax yow xam nga ba moo ñëwati. So guys, have a good night. Jay, yow dinañ wax si WhatsApp bi later. Jërëjëf. Waaw, okay, good night. Okay, bye bye.